Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. ñu partager quoi ci guddee commencé gi ñu ngi jégalu bu wér ci guddee commencé gi ñu ngi jégalu bu wér waaw asalaamaaleykum gars yi ñu ngi ziar ñëpp encore di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla mi nga xam mooy borom jàmm yàlla na yàlla dolli jàmm aussi dolli ni sutura yiir nu aar nu làq nu fu yàq yeggul ñoo ngi am mbégte ak kontante di daje ak yéen toujours ci lu mel nii parce que li muy firndeel mooy dëgg rek moo neex lu waay mën a nekk te du dëgg yàgg ak yéex ñaar moo ci am di nga bàyyi la nga nekk dem fekki dëgg wala nga yàgg ci nekk ci toor bis ñëw nga rëccu ko kon lu waay mën a nekk rek ci àddina c'est parce que nekkal ci dëgg te xam ni dëgg mooy meer loolu buñ ci tabbee damay wax ni ki nga xamante ni mooy Ousmane Tounkara na ñëpp ñaan incha allahu rabbi le 30 mars daan ko bàyyi le 30 mars incha allahu rabbi na ñëpp ñaan daan ko bàyyi bay ñi nga xamante ne ay kàcckat lañu daanu xam ni yàlla am na te wéeru ci yàlla rek moo wóor mais ni ñu koy waxee ci Ousmane Tounkara noonu lañ koy waxee ci Dame j'espère que turam dina ñëw nongo voilà nonga jenn noonu lañ koy waxee ci nonga nanu libéré nongo aussi nan ko libéré parce que deful lenn lu dul yee seen askan lu dul informer seen askan ay nit yoo xamante ni gëm nañ ni bu doon seen sogo bu fekkonte ni ñooy décider bu fekkonte ni seen objectif sotti na li nekk ci ñoom guddi ak bëccëg mooy seen askan di nelaw guddi ak bëccëg ba lépp lu nu bëgg def ñu def ko ñu partagé ko rek gars yi ba lépp lu nu bëgg def rek ñoom ñu def ko mais damay faral di wax ni bi ma benn waay waxee ni ma moytul ndax gaa yaa ngi ca kaw dama ni ko ñett yi laa lay wax jatu maa ngi lay ziar di ziar waa mouvement farlu naa yépp ñoom Salam ñoom madame Gérard ñoom Fanour ñoom Lamine Thianar maa ngi leen di ziar ñoom Rang ñoom ñëpp Issa maa ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar it groupe bu dëgg du réer ñooñu tamit ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax ñoom groupe dëgg du réer ñoom Sophie ñoom Anta ñoom Imam Ablaye ñoom Khalifa ñoom Sëñ Fallou ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ziar ñoom Maysa aussi tey tamit dinaa taxaw seetlu gërëm bu baax waa Marseille maa ngi leen di gërëm bu baax a baax bi ma waxee loolu dama ne ko ñett rek laa lay wax mooy gis nga jëmbat mbuubit mu ne ma naam ma ne ko da ngay sonn rek waaye doo jee doo deqi doo jile mbuubit ñëw naan da nga koy jëmbat pour mu sax man ni ko loolu tardel sa temps la
yafal màggat munuma naam ma ni koy tardel sa temps la li nga ci bëgg doo ko am. ñetteel ba ma ni ko tiital gaynde kenn du ko tiital parce que kenn mënu koo tiital. xam nga lu tax dinaa ci jox benn histoire bala may sore. baay bi dafa yabal doom ji ni ko demal nga wutal ma xalu safara. xale bi génn gis gaynde gu góor gi gaynde gu jigéen gi toog waaye ni bëtu gaynde gi xonqe mu yaakaar ni xalu safara la mu jël kuddu di ko roof ci bëtub gaynde gi di loqar ci. gaynde gu jigéen gi ni ko doo wax ci kii mu ni ko déedéet daf ma xamul looloo tax su ma xamoon du def lii may def. waaye wutub xal bi wutub safara bi ko baayam doon wutloo mu yàgg loolu baayam génn ci buntu kër gi gis xale bi nekk ci gaynde gi ci bëtub gaynde gi di loqor ci kuddu gi pour yaakaar ne xalum safara la bi baay bi génnee dal ci ñaari gaynde rek ni gàng jaaxoon. gaynde gu góor gi ni ko kalee ma xam waaye kii xamuma. kon kenn du tiital gaynde ñun bokkunu ci ñooñu bokkunu ci ñooñu. ndegam yàlla mi ngi nu koy man loo ndegam yàlla mi ngi nu koy man loo dañ koy def. waxkat ba nee na laa taasiranna saxiratan fil muqaatabatan inna al bahudata tuddmi muqdatul asadi. bare na lu bëtu gaynde di nàcc te fekk ne yoowa ka ca mat. bare na lu bëtu gaynde di nàcc te fekk ne yoowa ka ca mat. dama ni libéré leen Ousmane Tounkara libéré leen kii nga xamante ni mooy Ndonga Diagne ñu nekk ci seen objectif pour yee askan bi. encore ñun nag ñoo ngi leen di xaar loolu dérangé wuñu sax billahi wallahi taalahi. kon ñu ngi leen di gërëm surtout waa bitim réew encore une fois manuma waxta départ ma ci yéen. ngërëm gu ko amul benn àpp ci seen taxawaay ak ci seen pasteef ci seen taxawaay ak ci seen pasteef ak ci seen bëgg seen réew. loolu dañ leen ciy gërëm di leen ci sant bu baax a baax a baax a baax a baax. léegi nag ñu toll ci tey damay voyager jël oto dem ba Ndar. Ndonga Diop kii nee na ma Ndonga Diop. pour man Ndonga Diagne la Ndonga Diop la kon. ok merci kan la Mañoon Touré merci Mañoon Touré merci Ndonga Diop merci. léegi damay jóge fii départ jël oto dem ba Saint-Louis ci ñaari mbir. bi si jëkk moo di xool leen sama live yu jëkk yi. korot bi nga xamante ni Macky Sall réservoir na doomu Ndar yi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllu pêche bi ak ministre Alioune Ndoye te Mansour Faye yóbbu leen fa pour ñu wax ci wàllu bël bi. suba dinañ ci waxtaan mais tey dinaa ci ubbi tuuti pour ñu wax ci wàllu bël bi. ñu andi ay boto wax ni débloqué nañu xaalis milliards yi nga xamante ni moo ko war a liggéey dans 3 semaines. gars yi daanu ñëw commencé gas bi te biir ci biir dans 3 semaines ñu 3 mois lépp dana fay de bor. dan ko wax tey ma yeewu suba ni leen billahi wallahi taala yi waxunu dëgg. dañu yeewu suba ma def live ni billahi wallahi taala yi waxunu dëgg. benn kilifa gu mag wooma ni ma maa nga ca woon mais bii gars yi décidé nañu ma ni ko doxal ñu dem. waaye jusqu'à président dañu dem ba ca biir xëy suba yóbbuwaat seen ay boto yi nga xamante ni moo doonoon boto chinois yi nekkoon foofu te dañ ni woon dañu ñëw pour te ñoom ñoo ko fa teg ci bël boo xamante ni chaque at li muy yóbbu ci nombre personne kenn xamul na mu day. mais gis nga olof dafay wax ni awda wala uuda nu mu la gis
gisee rek noonu la lay ëwalee Ouda ni mu la gisee mbokk mi noonu la lay ëwalee te Langue de Barbarie am nañu benn naïveté goo xamante ni ba si ñi leen jiite ñi nga xamante ni ñoom la ñuy woowee kuréel yi nga xamante ni ñoo nekk foofu te jiite leen si ñoo xamante ni man nga ni depuis 1960 ba léegi kuréel yi fa nekk ñoom ñoo koy jiite parce que xamuñu politique malgré ay mool nanu xamuñu politique xamuñu it aussi ni àddina di doxe xamuñu ni jamono di doxe te ñooñu fa nekk nee naa leen ñooñu fa nekk jiite kuréel yi moo xam Kéba la moo xam comment adresse commission ba la ñooñu depuis 1960 ba léegi même xar kanam yi ñoo fi nekk te gisuñu dara loo xamante ni amal nañ ko njëriñ dëkk bi amul dara loo xamante ni andil nañ ko njëriñ entre Gendar ak Goxu Mbaaj ci wàllu géej gi raison pour laquelle barki Demba Njaay la ay doomi Gendar am problème fële sa Gàmbi ba Gàmbi yi taal seen ay gaal ba nit dee ci ñoom ñu mujj a jógee Gàmbi ñëw Kafountine te mënuñu taa bu kombaal teere commission bi def ay alamaan yoo xamante ni xaalis bi kenn xamul ci fu muy dugg xaalis bi ñuy lambar-lambari Ndakaaro di lambar-lambari Ndar guddi ak bëccëg lambar-lambar yoo xamante ni seen lambar-lambar yëpp jam ñaajo la yam amul kenn koo ci tegal benn kayit mu mën laa liiral lan mooy ordre de jour sax barki Demba Njaay presque mën naa ni 2012 bi wala 2019 si nañ leen dugal ci politique ñu jël dëkk bi di ko politiquer ay nit di dee guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñuy jaay licence de pêche di ko jaay ñi nga xamante ni ñooy bato yi guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñoom ñu doon défendre Mansour Faye ñoom ñu doon défendre ministre de pêche bi ñooñu tey war nañu am ngoru gu day naka façon défaut yi ni def ak façon faay yi ni def foofu ci diggu Ndar googu ñoom waroon nañu am ngoru ak jomm gu day naka waroon nañu démissionné bàyyi poste yi bàyyi niveau génération bi ñëw nga xamante ni ñoo leen ëpp xam-xam ëpp leen maîtrise dàqa leen xam li nga xamante ni moom la addina bi di doxe ci mboolem façon technologie ñu bàyyi ñu jiite dëkk bi ñu bàyyi leen ñu jiite dëkk bi Alioune Ndoye ñëw fi ñëw Ndar ni dañuy teg première paire bi jusqu'à présent barkaati Demba Njaay bi nga xamante ni Gambie ak sénégalais yi am nañu problème pourtant da ngeen ni fi ñukk ñi nga xamante ni ñooy doomu Gendar yi da ngeen ni fi ñukk ñi nga xamante ni ñooy doomu Goxu Mbaaj yi da ngeen ni fi ñukk ñi nga xamante ni ñooy doomu hydrobase yi nga xamante ni ñoo demoon foofu doon liggéey yi ngeen ni leen fi ñukk te ñooñu seen alal ngeen di doxi guddi ak bëccëg suba ak ngoon seen alal ngeen di lekk guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñooñu ngeen leen ni fi ñukk départ ñëw jëm ñaajo gi naan da ngeen di dajeeg ministre de pêche bi man dinaa dajeeg koo xamante ni guddi ak bëccëg li ma war mu doon sama wareef nga war ko def yow nga may war guddi ak bëccëg suba ak ngoon ma daje ak yow ban sens la am ma daje ak yow ban njëriñ la am parce que nit ki mënoo topp aw ponkalu magum jëm boo xamante en tant que kilifa ngay topp benn personne boo xamante ni góor ministre bu ñëw waxam mooy gën a mën a kàcc ministre ba nga xamante ni moo passé woon di doon wax ay wax yoo xamante ni ay waxu naxa sa xanang la di leen ñëw di leen nax guddi ak bëccëg suba ak ngoon moo xam ci kanamu Mansour Faye lañ koy jaareel moo xam ci kanamu ministre de pêche lañ koy jaareelu guddi ak bëccëg suba ak ngoon ngeen war am seen dignité bopp parce que kenn joxu leen ngeen lekk kenn joxu leen ngeen naan mais yéen ñi ngeen xamante ni yéen a nekk ci kuréel yooyu amu leen lu ngeen di yaakaar foofu lu dul paas wala it am photo wala demoon naa it sa nga xamante ni ba nu ministre ba recevoir yi bokkoon naa saña nu recevoir Gendar bi ñu leen di teg ci loolu dafa tax ñu teg leen fi ndax looloo taxoon Gendar teg leen fi ba ci barki démb maa ngi dégg benn mouvement de la jeunesse mouvement des jeunesse de pêcheurs bi nga xamante ni presque mën nga ni ñaari nit ak jiite ñetti nit ñu jox leen 3 millions xaw ma 5 millions seen biir la yem
lekk ko ba mu ne daara farax dañuy xaddan ndax yéen kon yéen a taxawal yéen a pare pour li nga xamante ni moom la doomu gendar yi di jànkonteel guddi ak bëccëg suba ak ngoon ndax yéen a pare pour li nga xamante ni moom la doomu gox mbaaj yi di jànkonteel guddi ak bëccëg suba ak ngoon ndax yéen a pare li doomu hydrobase yi di jànkonteel guddi ak bëccëg suba ak ngoon ndax yéen a pare li doomu sancaba di jànkonteel guddi ak bëccëg suba ak ngoon ndax yéen a pare mboolem pêcheur boo xamante ni yaa ngi ñëw foofu ci Ndar di fa liggéey guddi ak bëccëg suba ak ngoon ndax yéen a pare pour défendre ñooñu parewu leen pour défendre leen seen bopp ak seen poos ngeen prêt pour défendre leen mais bu fekkoonte ni seen bopp ak seen poos sax donte moom ngeen prêt pour défendre leen ñi nga xamante ni ñooy dem géej guddi ak bëccëg suba ak ngoon tey ngeen di lekk ci ñoom naka sa dul noonu yéen xam ngeen ko parce que xam ngeen ñi ngeen di alamaan guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñooñu liñ leen di jox sax waroon na leen doy par rapport ak li nga xamante ni moom la leen ministre bi di jox wala moom la leen gouvernement bi di jox ndax ñooñu yéen a ngi dëkk ci lekk seen deret yéen a ngi dëkk ci naan seen deret guddi ak bëccëg suba ak ngoon yéen a ngi dëkk ci naan seen deret guddi ak bëccëg suba ak ngoon man dama ko waxoon fii dama ko fi waxoon am ñoo xamante ni xoolal donte sax noonu la nu mel man dama mësul gëm ni naka la nit di lekke jën waxuma ki koy liggéey parce que pêcheur bi wala pêche bi wala mool bi ñetti tànk yi Sénégal doon doxe mool bee ci gën a dellu gannaaw tey mool bee ci gën a dellu gannaaw te li ci mool bi di am solo amul benn du mbay du sàmm parce que baykat bi bu bayee ba nga xamante ni nawet bi jeex na da ngay gis mu bàyyi bay bi muy bay dem duggi ci géej gi pour am loo xamante ni moom la mën a dundale njabootam loolu bay géej kesee ko attan sàmmkat bi dafay bàyyi sàmmam dem dugg ci géej gi parce que tey ñaata pël nga mën a gis wala ñaata sàmmkat nga mën a gis seen njaboot a ngi ci géej gi tey ñu dem ba yor ay gaal di liggéey yor seen gétt ci kaw demal Lampul demal Fass demal Mboro misaal bi rek demal Lampul demal Fass demal Mboro tey dugal Ndar ñaata saalum ñoo bàyyi la nga xamante ni moo doonoon seen mbay bu nawet jotee ci boppam ba si ajoor bi nga xamante ni sax yaa ngi dem Tëngéej wala yaa ngi dem Joalo wala yaa ngi dem Fass wala yaa ngi dem Yaraax wala yaa ngi dem Caaroy ba ci yenukat bi nga xamante ni mi ngi yenu keesam bu nawet jotee dafa naan la ndox laal lu suuf mais tey avec ça ñu jël leen torturer leen Sophie maa ngi lay ziar Sophie nitu dëgg du réer maa ngi lay ziar bu wér ñu jël leen torturer leen xam nga torturer gi mooy lan mooy man nga jóge Nouadhibou man nga jóge Saint-Louis ba Guinée wala ba Casamance doo fi gis benn jën woo xamante ni entre 2012 wala 2000 ak léegi façon jën ya nga doon gis mënatoo ko gis mais 2012 ak léegi dafa yées 2019 ak léegi dafa yées te fi léegi 2024 laa gën a yées parce que ki nu jox suñu réew mooy ki nga xamante ni dañ ko jox si njoxu njuumte dañ ko jox si jox boo xamante ni dafa toog ba pare fàtte lépp loo xamante ni mooy doxal Sénégal di jéem a xool lépp loo xamante ni mi ngi jéem a doxal fameem ak i njabootam ak ay gorom muy Daner si Faye Sall da nga daan gis koo xamante ni ma ngay jóge ba Saloum da nga daan gis koo xamante ni ma ngay jóge ba Touba ñëw noor si bu noor jotee mu mën a naroo 1 million wala 1,5 million wala 1,2 million wala 1,3 million te pourtant ma nga bàyyi toolam dem ñibbi léegi nag waxuma kooku daan ñëw waaye ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci dëkk bi sax dëkk ci taatu tefes si mënatuñu am campagne ba campagne jeex ñu am 1 million wala 500,000 mënatuñ ko am depuis boobu ak léegi xoolal barki démb caaro yi nit a ngi fa dee parce que lu tax gitoo yéen daan nappi jën fale leen saxaar yi di fekk tonni jën wi ba nga xamante ni desul lu dul yow fu jën nekk da nga koy jéem a lijjanti ji parce que sinon ko boo teeree fooy jële dépasse waxuma sax dépasse mais sa fare bi nga yeb foo koy lijjanti jee fan nga koy lijjanti jee
xoolal nooru ren bii nga rek nga xool Ndar nooru ren bii fan la gaal yi di jàppi jën kañ la gaal yi daan yeb glace ban heure la ban provette la gaal yi daan yeb glace pour mën a dem gopp yaa ngi ko daan def jamono cooroon yaa ngi ko daan def jamono nawet parce que lu tax dafay tàng cooroon jën wi dafay gaaw a yàqu parce que tàngaay bay tax nga ni kon naa yeb glace pour mën koo wuti fu sore su ma ko wutee fu sore naa ko glacé bala may agsi mu mën a normal mais tey loolu mënoo ko am tey jii ba nii may wax ak yow gaal yaa ngi ci noor ñoo ngi yeb glace nekk ci noor di yeb glace xam nga lu ko waral ñàkk gis jën mais duwul tax gitoo bu sore da nga gisul jën gëm ni da nga war a toog si géej gi pour war kaa mën a draguer gëm ni da nga war a toog si géej gi pour war kaa mën a draguer ki la xañ loolu nag ki la xañ loolu jaay ay licence de pêche chinois ñëw nan la daf lay wàññil machine dama ni kooku mooy ki nga xamante ni mooy ki la rey waaye yemu sax ci loolu léegi nag ay mbaam la la andil ay mbaam ni leen kaay leen liggéey ci mbaam bi quoi c'est-à-dire kaay leen liggéey ci mbaam non mais man waa ji daal dëgg doo comprendre quoi man dama xamul ay conseil am ñoo baaxul man dama xamul dafa amul vision man dama xamul xol bee bon wala déet man yooyu dafa ma jaaxal soit que da nga naan samay conseil ñoo baaxul soit que nga wax ne man kat dama xamul yoon bi ma bëgg jëm wala yoon bi ngeen bëgg ma jëm fa wala soit que kat xam naa kat am naa conseil mais sama xol moo leen bëggul li ma bëgg def ci lu bon loolu lay def ci lu bon ñun lañu xamul maanaam Jogay yan tànk la taxawe quoi yan tànk la Jogay taxawee j'espère que loolu daf nuy jaaxal mënoo dund ak jàmm mënoo nekk yow mënoo dund même boo fi jógee sax mënoo dund ak fierté gis nga fierté gi Ablaye Wade di dund fierté gi Abdou Diouf di dund Jogay même boo fi jógee mënoo dund ak fierté googu parce que aqu sénégalais yi moo lay dal aqu sénégalais yi moo lay dal yow mënoo jël sunuy centaine de milliards départ nu ci terre mujj ci mbaam 35 000 mujj ci mbaamu 35 000 mbaamu 35 000 quoi te sa mbaam yooyu bu dee fétis yàq ngeen ko de sa mbaam yooyu bu dee fétis bi la yàq nga ko ñun ñoo ngeeg nen yi jatu ñun ñoo ngeeg nen yi te xam nañu li nen yi jëriñ nen yi ñun ñoo ngeeg nen yi bëgguma ci woon sax wax waaye xam nañu li nen yi di jëriñ gars yi ñu baal ma de dan maa oowoon quoi la weere day yàq affaire yi ñun ñoo ngeeg nen yi te xam nañu li nen yi di jëriñ ñun xam nañu li nen yi di jëriñ kon c'est parce que bu yebul ngeen noppalu ñun gëm nañ ni 3 ans yii fi des amuleen lenn lu baax lu ngeen ci mënul def waaye du ngeen ko ci def amul lu baax lu ngeen ci mënul def mais du ngeen ko ci def parce que seen xol setul seen xol yéenewu leen askan bi li nga xamante ni mooy li leen askan bi jox xam nga nit di nga ko dénk sa alal ba pare dénk bi nga ko dénk sa alal yéenewu la ko te gis nga def lu bon képp koo xamante ni ci àddina bi nga nekk yaakaar nga ni def lu bon mooy ndam bés dana ñëw nga toll ci sukuraat ngay gis lu bon li nga doon def ñu la koy duma ci sa biir sukuraat nga bëgg dee te doo dee te du sa yam kese de da ngay dem ba dee ba pare sa njaboot gi fi des yàlla xëpp leen ko su ko defee duñ la tal ñaanal
duñ la tal saraxal duñ la tal lenn suul nañ la ba pare ila yawma abad daayiman dabat xoolal amul benn sëriñ du yenent du wali du kenn. kon nit dafa yéene nit lu baax. yéen nag dañ leen dénk sunu alal ba pare li leen dénk yéen da ngeen nu ko yéenewul te ñun ñoo ko moom dénk leen ko. c'est grave loolu lu doy waar la loolu lu doya waar la. fi may tëjee moo di séeréer bi joolaa bi soose bi tukkulóor bi bu kenn dugg suñu biir ndax seen intérêt personnel buñ ko nangu mukk waaye ñoom ñu koy yaakaar ak bëgg ko man nañ ko bëgg de ngir ak alal joo xamante ni dañ leen koy jox man nañ koy wax de comme xaj bu mel na ma jambal jaañ man nañ koy wax de ak ñi mel na moom mais billahi buñ leen ko joxee ba pare daa ngeen toog seen tat di tàccu parce que daa ngeen ko bëgg lekk du ngeen ko mën a lekk. bu fekkee li leen di jox guddi ak bëccëg suba ngoon ak di leen ko dig tax na ngeen bëgg a jéema andi affaire waaso ci Sénégal bëgg a jéema boole njabootu Sénégal ci Sénégal dama ni xoolal mën na sax am waaye dadul am waaye mën na am yaa ngi dégg mais loolu bu amee na leen leer ni yéen seen xaalis du ngeen ko lekk te seen njaboot du ko lekk. kon mieux vaut que ngeen jéema andi ay argument yu war a mën a tax au moins sénégalais yi dalal seen xel mais duul ay kaddu vulgaire duul ay kaddu yoo xamante ni nit ki nga koy waxal yow bir na la bir yàlla ni faalew la te faalewul ku mel na yow te boo jàkkaarloo ak moom doo ko joxoñ di ko wax. kon bu yeboo ngeen noppalu te xam ne lu bon moom dëkkul mukk fa mu jëm fa mu jógee rek la dëkk. lu bon dëkkul mukk fa mu jëm fa mu jógee rek la dëkk. yan nag lu bon ngeen xam mais du ngeen ci mos a am ndam ndax bu ngeen xoolee depuis booba ak léegi ndam du mos a am. xam nga léeg-léeg nga dégg sax sunu classe gi sax ñu wax ko ni pareegul moom Jogay dafa def reculer pour meilleure sauter ma ni leen déedéet pour meilleure défaite reculer pour meilleure défaite. kon gars yi ñu ngi yamale foofu kaddu gi aussi di ñaanal encore Ousmane Tounkara Ndongo Diop yal na leen yàlla génne ak mboolem ñu mel na ñoom bi jaayi Seydul Wujud alayhi salaatu wasalaam. di ñaanal yàlla la diaspora ñi nekk Amérique Asie Europe Afrique ñëpp ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax aussi di leen ñaanal yàlla dafa leen jàmm dafa leen sutura dafa leen ndam dafa leen tawfiqul ilahi ci daraja yi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam. aussi ñu ngi am kontante bu wér a wér di am mbégte bu wér a wér di leen wax ni suba incha allahu rabbi ñu ngi invité vendredi la woon mais suba incha allahu rabbi bu nu yàlla mayee ki nga xamante ni mooy Moustapha Diène daa ngeen ko déglu mu gën a yaatal ñu gën a waxtaan ak moom ci wàllu pêche bi lu bare tey yoon la woon rek ñu ubbee ci yu mel noonu xam nga mooy loolu yéen a ma gën a xam te it waa Ndar fàtte naa ko waa Ndar stade boobu nga xamante ni Mansour Faye dafa waxoon ni élection yi passé génne leen a maquette bi non gars yi ñoo ñeme yàlla allahu akbar non naa bàyyi ba suba insha allahu rabbi wa ala allahi falyatawakkal in kuntum muminin allahumma salli ala sayidina muhammadin fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche
pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.